waa tey ñu woote ngir waxtaan ak àdduna du ma ne Sénégal àdduna lay wax ndax silmaxa foo dem ci àdduna fekk ko fa te ñu gis cër bi nga xam ne tubaab jox na ko silmaxa fii Sénégal ñu nekk fi ak sunuy wajur ñoom ñu gis traitement boo xam ne ñu ngi leen koy traité ci ay agression verbale mën a wax saaga ndax yàggul dara rek fan yëpp ci loolu lañ nekk muy benn extrait boo xam ne génn na dafa saaga silmaxa ak doomu silmaxa silmaxa nekk koo xam ne dafa yar njabootam jàngal njabootam njabootu silmaxa yàlla def ci ñoom xam-xam boo xam ne ñiy traité silmaxa de tous les noms seeni doom ëpp leen xam-xam foofu gën leen yaru to ñooñu mën nañoo jóg egg ak ñoom fu sori waaye pour alerter ñi nga xam ne ñoo ko njëkk a def ak ki ko def ak ñi ci nekk ci yoon di ñëw ñàkkul am na réalisation yoo xam ne mu ngi en cours jëm ci silmaxa to ku ne xam na silmaxa fi ko yàlla teg ba dañuy wax waaye yàlla koo xam ne dafa taxaw ne fi sabilillah ñu jox ko mu dem samp ci kër am ci njaboot jàngal doomam yooyu tey ñu nekk partout dans le monde occupé ay fonctions yoo xam ne ku ne gis na seen taxawaay kooku boo ko joxatul cër nga war a rus njabootam googu nga xam ne dañoo nekk ak ñëw yow ci secteur yëpp ëpp la xam-xam fuuf donc ñun seeni doom ñoo jóg tey ngir alerter ñi nga xam ne ñoo ngi def comédie du ma wax théâtre ndax théâtre dafay jàngale mais comédie boo xam ne vraiment gisuñu ci lenn lu dul mooy wax terme bi mooy reewande ndax lii jàll nii bàyyi ko ci ku ñuy wax Bousso Niass mu nekk ci troupe Yoro il faut ñu jaar ci ndax pour nit ñi xam ñun ki tax ñuy ñaxtu mooy kan dafa wax joo xam ne métti nañu trop dem ba tey ñii jooy nañ ñii ñaan nañ dem na ba nañu egg ak suñu parents yi foo xam ne nañu téye lépp loo xam ne mën nañ ko ci bàttin ndax ku ne xam na leen ñun ñu taxaw wax ak ñoom ñu bàyyi silmaxa yi buñ leen mënta jox cër ñu bàyyi leen loolu moo waral taxawaay bi tey ñun seeni doom ñu jóg taxaw ngir xamal ñëpp ñun fi ñu suñu position mooy lii. à partir d'aujourd'hui képp koo xam ne yaa ngi def théâtre na nga bàyyi silmaxa koo lu ñu seetaanati ndax ñoo ngi ci télé yi di seetaan chaque jour lu ñu seetaanati ñu jël silmaxa def ci moom loo xam ne rafetul dañ leen a mayul sax ñu def ci silmaxa dara danañ jóg fekk kooko fi mu nekk li war ci yoon ñu def ko ak ñoom. buñ demee nag ba nga xam ne egg nañ foo xam ne dañuy bàyyeewaat waajur yi ku ne xam ne leen ci wàllu bàttin koo xam ne da ngay ñëw tàlla ko sa loxo ne ko ñaanal ma ngir lan am yaakaar ci moom ci la ngay def kooku waroo koo toroxal seeni doom nag ñoo jóg ngir alerter ñi nga xam ne ñooy def jëf ju ñaaw jooju jëmee ko ci silmaxa yi ak seeni doom voilà loolu moo doon kaddu effectivement koo xamante ne defati na lu mel nii dañu lay yóbbu ci yoon barki démb le président de la République taxaw wax ci réseaux sociaux yi ak saaga yi tey jii ñu dégg koo xam ne bu ma ci mënoon jaar tey bu ma rusul woon ñi fi toog dama ciy jaaraat wax bu ñaaw ci silmaxa ak doomu silmaxa kon gannaaw président moom moo wax lii ñun jóg nañ jàpp ne président am na cër boo xam ne jox na ko silmaxa yi donc kun ñun seeni doom ku saagaati silmaxa waxuma saaga waaye nga def ci ñoom lu ñaaw ñun dañuy jóg teg la ci yoon joxuñu leen ko. la loi d'application de la d'orientation sociale mu ngi ci tiroir yi bu ñu waxee ne 15% de la population sénégalaise c'est 15% de la population sénégalaise c'est des handicapés ah nga jël tey handicapés yooyu tey les visuels mooy aveugles yi di silmaxa yi ñoo ci ëpp seeni doom ñëw taxaw tey ñu ngi ci période boo xam ne nu ma ko mën a waxee investiture ku ne xam ne xëccoo bi ñoom xëccowuñu dara lu dul yàlla. tous les jeudis tous les mardis tous les vendredis ñoo ngi fii yor seen kurus di ñaan lan jàmm pour réew mi am jàmm réew mi bu amee jàmm président am na jàmm réew mi bu amee jàmm ñun am nañ jàmm donc ñooñu nga xam ne seen itte yëpp mooy ñaan jàmm ci réew mi ñooñu dañ leen war a jox cër. yàggul dara ñii toog nii puisque ñun nous sommes les fils d'aveugles mourides au mois de juin passé jox nañ sëñ Mountakha 5 millions de francs CFA ñu koy def tous les 12 mois ñu ngi koy préparer nii. ça devait être le 21 mai bii ñu jëm actuellement sëñ Mountakha mu ngi Dakar moo tax ñu reporté ko te silmaxa yi ñooy def loolu ñooñu nga xam ne dañuy liggéey tous les 12 mois depuis sëriñ Modou Moustapha ñu jël seen addiye di ko joxe commencé woon ci fanweer ak ñett
ba tey ñu daaw ñu joxe 5 millions de francs ñoom silmaxa yi comme addiya toog di ñaan yàlla bu ñu demee wuti lu ñu def seen kër ba pare te tey doomu silmaxa yi macha allah. voilà loolu moo war a taxawaay bi nguur gi jël ay matukaay ci lii xam ne ñii dañ leen war a jox cër bu ñu leen joxul cër nag ba tey ñu jóg ñu ne am na benn communauté benn silmaxa ak seen i doom ñu ngi jóg dox ci mbedd mi kii mun nañ ko comme ñëpp mais defuñu ko donc nañ leen jox cër nguur gi jóg jël ci ay matukaay ñi nga xam ne ñoo ngi def lu ñaaw lii. di traité de tous les noms silmaxa yi di théâtre di leen imiter di def lu ñaaw dañu seen doom yi donc léegi nag loolu joxe nañ alerté nañ pour nguur gi jël ci ay matukaay yoon bu amul nag la ca topp ñun ak suñuy waajur liñ ciy def ñun xam nañ ko. effectivement boo xoolee INEFJA bu Thiès bii nga xam ne c'est l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles nga xam ne silmaxa dafa bi mu amee foofu bi mu amee COP ci école boobu jàng braille dañ ko yóbbu ci CMI mu nekk foofu ak ay voyants ci classe yi les mêmes matières mu koy jàng ak ay voyants am BFEM dem lycée nekk ak voyants yi di jàng di def les mêmes matières ak voyants yi am bac kooku bi mu paree bu demul français amatul pexe ndax amuñu fenn fu ñu leen dugal ci université bu Dakar bi fii. léegi nag ñooñu ñoo dem ba am diplôme dellusiwaat fii ñëwaat lan la ñu mujj retrouver wu dans la rue di wax fi sabilillah ñu naan la mendicité te préparé wuñ dara pour loolu. am na suñu mbokki silmaxa yoo xam ne am nañu fii ay artisans nekk ci di defar ay tissage ki bale kii mais kan moo koy jënd. dañu leen pare da leen di yoon donc ñun nañu xam ñun ñooy ñan silmaxa dafa yàlla def ko cëral mu jël doomam am lu mu def ci moom doom jooju yàlla teral ko ba tey mu jël waajuram ñun fu ñu nekk dañuy bëgg suñu waajur ci kaw ñun ci suuf loolu moom la ñu xam lu ñu am jox suñu waajur di tallal leen loxo ñu ñuy ñaanal tàqalikoo wuñ ak ñun ñu ànd ak ñun ba tey kon fu ñu toog di ànd ak ñoom di gis ci télé bi ak ci biti mbedd mi loo xam ne dafay doye dal silmaxa ñun seen njaboot ñoo taxaw pour xeex loolu tey mayetuñ ko kenn. Voilà, la rencontre d'aujourd'hui n'est rien d'autre que nous portons l'opinion des Sénégalais pour dire que nous avons des problèmes. Un problème qui existe ici au Sénégal. Il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux qui a été commanditée par Mame Diarra Niass du groupe de Yoro. Cette vidéo vraiment a été vraiment déplorable parce qu'ils ont insulté nos parents aveugles. Ils ont insulté le sud aveugle. Sur les metteurs en scène, nous interpellons maintenant les metteurs en scène et les artistes comédiens et d'autres pour leur faire savoir que c'est des actes ignobles, des actes malsains. Je crois que l'aveugle n'est pas une maladie. L'aveugle, je pense, c'est la cécité. Et cette cécité-là, ça ne se résume pas au niveau des yeux. La cécité, c'est au niveau des yeux, mais c'est le cœur qui parle. C'est l'esprit qui parle, raison pour laquelle ces aveugles-là nous ont quand même encadrés en tant que fils d'aveugles. Partout où tu vas, il y a des cadres, nous avons des colonels, nous avons partout des médecins et tout, parce qu'on produit de la mendicité. Donc, ce qui est sûr que nos parents nous ont aidés en ce sens-là. Donc, nous ne serons jamais des vauriens venir s'accaparer de ça pour essayer de vraiment, c'est des questions pécuniaires pour essayer maintenant de les dénigrer et de dénigrer leur famille. C'est pourquoi nous portons attention à toute la population sénégalaise. Et nous interpellons également le président de la République et le ministre de l'Intérieur que si ces des choses-là, si ça recommence, vraiment nous allons porter préjudice, nous allons porter l'affaire à la justice. C'est sûr, c'est sûr. Mais comme nous sommes tous des Sénégalais, c'est pour cela que nous allons donner un ultimatum à quiconque qui nous entend, que nous sommes prêts à aller au front. Effectivement, parce que moi je crois que nous aussi, les aveugles sont des parties intégrantes dans la vie. Ce sont des citoyens honnêtes qui ont durement travaillé, qui nous ont légué des maisons, qui sont partis, qui nous ont formés également. Mais je pense qu'ils veulent maintenant faire les dénigrer au profit de l'argent, ou bien leur fils, nous serons quand même debout pour dire non, basta. Moi je crois que c'est ça la situation. Donc nous interpellons le président de la République et le ministre de l'Intérieur et les populations de bonne volonté et vous-même les journalistes, parce qu'il faut qu'on en parle. Il me semble que ces temps-ci, ils ont fait un relais il faut qu'ils donnent un handicap sur l'aveugle, des actes malsains. Vraiment, il faut que ça cesse.
les propos injuriantes, les agressions verbales, on ne peut plus les voir. S'ils utilisent nos parents dans des trucs là, dans ces scènes-là, vaut mieux les utiliser dans en bon essai et mais pas en mauvais essai. Moi, je crois que tout c'est parce que je pense que donc, il y a les canaux, les réseaux en ligne et tout. Il doit prendre compte à ça. Parce que je pense que si nous attaquons actuellement, nous sommes réunis, la diaspora ici à National, vraiment, nous disons que comme c'est une première, et c'est notre première sortie, qu'on laisse tomber. Mais ce qui est sûr, l'affaire, ça va continuer. Et je ne vous le cache pas, l'autrice a téléphoné, elle nous a demandé pardon. Nous allons pardonner. Nous sommes des musulmans. Mais nous portons à l'opinion que ça ne passera plus comme ça. Et on ne pardonnera plus comme ça. Et ça, les chefs de desk et tout, il faut qu'ils comprennent ça. Lii nu fi dajale tey nag daf di loo xam ne du lu bees yàgg nañoo metti yàgg naa metti suñuy njaboot waaye lépp nu mu ñaale ko léegi nag danoo dem ba wax dëgg yàlla taxaw daa jot ndax léegi àdduna bi benn néeg la benn ëtt la loo wax tey réseaux sociaux jël ko yaatal ko ñëpp yëgandoo ko sàggib sàgg nag dafa rafetul te ñii di théâtre di jël ay silmaxa di leen fooyee di wax ci ñoom lu ñaaw dem ba di leen saaga te seeni njaboot nekk ci réew mi di seeni nawle ëppale wuñ leen dara kër gi ngeen toog di wax këru silmaxa la Alaaji Góora Faal mee ko moom ak njabootam ñu taxawu ko ba kër gi mel nii am ni mu war a am te loolu bari na ci réew mi 15% la ñu wax ci handicapé yi ci réew mi waaye ëpp na loolu parce que 15% yi xool leen kër gi ñaata nit fi war a yeewoo ak yeneen kër yi mel nii te bari lool ñëpp di doomi Sénégal di ay nawle nga toog ci saal bi sa njaboot wër la ñu naan gumba ginnaaw di leen fooyee dolli ca la fañ de borom mbaam lay faral lu nekk ñu jël ko teg suñu der te pourtant yàlla moom moo bind silmaxa de moo bind nun ñii ñu tuddee gumba waaye nag yàlla de moom ku nu fonk la ndax Seydina Mohamed moo tax ñu bind nun ñëpp waaye silmaxa rek a mas a tax yàlla yedd ko waaw ndax Abdoulaye Bun Maktoum defe naa ne ñi jàng xam nañ ko waxuma gone yaroo ci mbedd mi nag waaye ñi jàng xam nañ ko ndax seeni waajur xam na ko ci ñi am xam-xam waaw ba Abdoulaye Bun Maktoum ñëwee fekk yonent bi waa Xuraysh si wër ko borom doole yi wër ko borom alal yi wër ko mu toog di leen yedd pour ñëw ci lislaam Abdoulaye Bun Maktoum ku bëggoon yonent bi la muy déglu kàddu yonent bi rek xam nga silmaxa ndeysaan dem di làmbatu ba tim ko nanga asalaamaaleykum ya rasulullah alimni bi ma allamaka rabbuka yonent bi yàlla bi man mii lay nuyu dama bëgg nga xamal ma ci la yàlla xamal ci li yàlla xamle yonent bi nag booba wax dëgg yàlla booba borom doole yi wër nañ ko mu xaw a yeexa wuyu Abdoulaye Bun Maktoum ngir patron yi ko wër ak alal yi ko wër ak ñi mu bëgg leen a daaneel ci lislaam mu ne woon ñett di ko mettitlu yàlla yónni Jibril mu wàcc ne ko sunu borom nee na Abdoulaye Bun Maktoum mi doon wax ak yow na nga wax ak moom la yëg ñii la wër yàlla nee na yëgu leen ndax li ñuy wax nekkul ci ñoom gëmuñu ko Abdoulaye Bun Maktoum moomu su yonent bi masaan dem jiyaar moom lay bàyyi ci kër ga moo koy jiite ba mu ñëw nee na leen nodd ngeen mas a dégg fajar muy nodd man ngeen ko yorante Abdoulaye Bun Maktoum fu mu noddee julli leen moo daan yor kër yonent bi kon dama wax ne yàlla yàlla xeebunu waaye dafa noo teg nag rek natt boobu it xaritam la ko teg ndax li mu nu dikk ci ko xam alxuraan li mu nu dikk neex na neex koo xam ne nu yëgunu natt bi mu nu teg ndax dig nañ lu ko jar ci lu nu ko ëppal kon nag dama bëgg ngeen andi nawloo gi xale yi nga xam ne dañuy théâtre nañu bàyyi tey lii kat di wax naa ko ba tey ne woon naa leen lii bàyyi leen ko sama émission yi may def RTS wax naa leen ko ci ba tey ne leen lii ngeen di def dina am bis
seeni njaboot fayanti koog yéen te boobaa musiba day am bàyyi leen ko waaye bàyyiwuñ ko ku jóg rek silmaxa moom mooy gànnanooye gi nii la ñuy def ak nee lañ mel ak di saboter rek te wax dëgg yàlla kenn ëppale wuñu kenn gën le wuñ ci réew mi ay nit yu am gëdd lañu ana kër gu baax gu fi silmaxa amut fii ba Makkatal Mukarram seet leen kër gu fi tekki te tudduñu ko silmaxa kon nag nañu bàyyi dinu foye ndax foye gi rafetut foye gi jaaduwut te de indi loo xam ne ci réew mi bis bu déclaré kenn mënutu ci dara ndax danoo amee njaboot te njaboot yi wax dëgg yàlla seen waajur yi rek lañ fonk ñoom lañ jëkk ñun tam suñ njaboot gi rek lañu am kon réew mi yéen ñëpp benn lanu ay jaami yàlla lanu kenn ku ne na nga gëddaal sa morom jox sa morom cër te bàyyi dinu foye ak dinu kekkantoo waaw yooyu daal laa ci waroon sànni. aw naqar wu ñu am bokk ko seen i waajur ak seen i mbokk muy silmaxa yoo nga xam ne ñu ngi ci réew mi wala nga ne handicapé yi nga ñu ngi ci réew mi di majorité bu mat majorité ci réew mi yor fi njaboot cay jamono daanañ wax mu dinu naqari amuñu ku nu fajal léegi nag danoo màggale ku am doom ba mu toll na yow sol saw dal mu jot la mu sol mbubb mu jot la nga daan def mu dele naqari day taxaw ci sa wet bu dee koy faj gàcce mu fajal la sa gàcce nun nag taxaw nan suñuy doom taxaw nañ ngir fajal na suñu gàcce taxaw nañ ngir fompal na suñuy rongoñ taxaw nañ ngir saafara suñuy jàngoro muy mbir mu am solo ndax bu fekkente ne yàgg nañu dégg di fa xas muy rot ba mu fees suñuy nopp suñu njaboot seen i xol tooy seen i waajur seen i xol tooy di ndey di bàyyi dafa jaadu ñu jóg parce que ñun duñ jóg teg ñoom duñu jóg toj di sànni duñu yàqal kenn duñu saaga kenn kon buñ déggee lu leen naqare am nañu droit nag wax jépp taane nit ñi dégg leen àddina dégg leen yëf yi saafaraw ci nii màcc na ndax soxna soosu nga xam ne génn na wax ju ñaaw jooju jëkke wu ko fi da di nag daa fees xol bu fees tuuru am na ku fi njëkkoon a génn di théâtre ci wàllu jigéen ak silmaxa ba naan silmaxa bay lambu jigéen dama naan kii kanawaay kooku fàttaliku leen ko yu salte yu ñaaw ci ko bokkalum réew muy julit ngay julit ngeen bokk ndey bokk baay bokk suuf si bokk ndox mi di bokk ay julit ngay teg loolu ci deram lu ñaaw la ku ko rafetlu rafetul ku ko ñaaw lu ñaawlu na kon nu di leen wax ne ci kàddu gii may wax du ma jóg ci di ko wax njaboot gaa ngi nii wërnu ak ñi nga xam ne ñoo nuy seetaan ci film bi bu génnee ku nu gën njaboot ci réew mi amut ku nu gën njaboot ci réew mi laa wax amut su fekkoon ne sunu njaboot nii la njabootu njàcceer yëpp mel damaa wax ne Macky Sall du tëj kaso yi daf koy toj joxe ko ay kër ñu ngi nii noonu seen waxee bu ñuy dox lu ñuy laaj papa foo jëm ci jàkka ji papa foo jëm ci jàng yi papa foo jëm ci daayira bi ñoom ñii loolu ci loolu la ñuy dox organisation yi ngeen dégg ñu di ko organiser tudd siyaar bi démb rek maa ngi yandu Touba ca kanam silmaxa yi joxe fa daaw téeméeri junni ak ñaar fukk lamb ko seen poste joxe ko ngir Touba ca kanam démb noo ngi weesu juróom-ñeent fukki junni ngir Touba ca kanam ak yeneen yoo xam ne sunu loxo nga fay jëm léegi nag ñi ngi jëm ci wate yi mboolem leader politique yi soxla nañu silmaxa yi soxla nañu doomi silmaxa yi pourquoi léegi nag ñoom buñ jógee soxla silmaxa yi soxla doomi silmaxa yi te buñ amee bu silmaxa amee lu leen naqari ñoom duñ ci jóg dox ci wax ci loolu fu mu tegu fenn te pourtant bu ñu ñëwee ci urne bi di wate est-ce que mun nañ xamee carte Ousmane Ndiaye ak carte président Macky Sall mënu nekk am déet kon nañu bàyyi silmaxa yi ak mboolem handicapé yi man dama ko jëlale parce que bu ñu jéggee silmaxa yi jàll ci yeneen handicapé la ñuy jëm kon li ñuy wax daal moom mooy képp ku yëngu ci théâtre wala ci média ba ci yéen journaliste yi toog dinu jël na ngeen moytu baatu utiliser baatu gumba nangam xëy na baatu gumba xëy na mën nañ ko fay jële muñ ko fay jële mais en tout cas gumba nangam di wax ju tilim ju salte joo xam ne day feesal ab xol day yëkkati dënn nañ ko moytu parce que nag am nañ togg gu ñuy togg parce que man am na benn groupe bu nu bokk ñun silmaxa yi mooy cosaanu kër gi moom ñoom laa fi représenté ak ñeneen kon te ñoom it ñu ngi togg ak togg goo xam ne ci seen groupe bis bu génnee daañ ko envoyé ci assemblée jannati ak mboolem Rafas ci programme mënu taxawal kon li ñuy wax daal mooy nañu di dimbali ñoom comédiens yi nañu di dimbali
ñoom groupe théâtral yi yàbbi seen sun turu silmaxa yi ci tilimal gi ñuy tilimal sunu der sunu njaboot di ko dégg parce que sunu njaboot a nga nii wërnu di ay kilifa di ay responsable di ay leader politique bokk ci gouvernement bi Cheikh Matar nga ne yaakaar naa ci mairie bi la ne te moo doon làkk mu wax France bi léegi ñeneen ak ñeneen ñi ñëpp di yëngu ci administration bi ba pare ngeen di teg yu ñaaw yi seenu der normalement war naa mën a ñàkk kon li ñu tàggatoo mooy Sénégal gépp lan wax doomi silmaxa yi ak silmaxa yi doomi handicapé yi moo xam moteur la moo xam lu mu mën a doon nun ñëpp parce que yow mii toog ak ñoom ñi wërnu amu ci kenn koo xam ne silmaxa romb na la pour nga mën a waat ci yàlla ne dinaa dugg ci bàmmeel te du ma silmaxa ku ko mën a waat kan moo mën a waat ne dinaa dugg ci bàmmeel te du ma la fañ fii ma toog man ñeme na maa waat ne man sama silmaxa ci lay dee ñeme naa ko te tey suñ àndoon ak sëñ Mountakha Bassirou tey ñuy dox bu ñu waa yàlla ji bu sëñ Mountakha ne gees ñu ne ko waxuma la am déet Tijaan bi bu àndoon ak sëñ Mbaye Sy Mansour bu ñu waa yàlla sëñ Mbaye Sy Mansour ne gees ñu ne ko waxuma la te yaakaar na ne ñooñu ñoo na gën a jege yàlla ba tax nuy yëkkat suñ addiya di leen ko jox jébbalu ci ñoom te buñ ne waa yàlla ñoom duñ wuyu nooy wuyu kon ginnaaw noo am turu waa yàlla am njaboot goo xam ne ci waa yàlla la ñuy yëngu ba sëñ Abdoulahan Mbacke tudd leen assemblée dandati war nañ leen a mën a may cër ngir yàlla jëmmi kilifa yu tedd yooyu ndax man naa leen ko tudd sëñ Touba ma tëje ko ndax comme dafa saaga ba ne kuy wama silmaxa nangam saaga boobu dafa yaatu te rëy lool te fees dell réew mi dégg naa ci sëñ ñu ne sëñ Touba ndax sëñ Abdoulaye Ibn Maktoum ci laa bëggoon ñëw mais comme sëñ Mor Diaw jaar na ci dinaa jaar ci li ma dégg ci sëñ Touba ci diggam ak silmaxa ñu ne amoon na silmaxa bu daan ñëw di màjjaat ci këram bi mu màjjaale ba noppi ba sëñ bi jox ko li mu koy jox daal di duggaat mu taxaw di sàkku ko wan yoon mag ñi toog kenn jógul ba sëriñ bi déggal ko boppam ne tëll néewul kii jëla néewul kaa jëla dana nikk ci yet bi waxu di demal boppam gaa yi daw topp ko sëñ bi indi ma yóbbu sëñ bi faalewu leen sëñ bi indi ma yóbbu ko sëñ bi faalewu leen ba sëñ bi ne sallaaw bu ngeen xamoon lu nekk ci bant bii sallaaw bu ngeen xamoon lu nekk ci bant bii ba mu ko ne tegg kenn ku ne ma barkeeloo ba silmaxa ba àgg fa mu jëm nga xam ne kon te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku wommat silmaxa ñeen fukki jéego sa kër àjjana kon waa ngal la ñii nga xam ne dañoo dëkk ci wommat silmaxa nag ñoom arsaan bañi allahumma salli ala sayyidina